jaa ngeen jëf waxtu wi jot na comme ni ñu koy defee ni ñu koy baaxoo di defee waxtu internet bi jot na ma andi ceeg Merry Beye Diouf ko di jaajëfal soxna Naata Mbaye mi nga xamante ni moo ñu doon yaatal xibaar yi nga xamante ni rédaction bu télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi dañ leen koy proposé bis bu ne ci waxtu wi gannaaw ba ñun ñu ñëw ñun ñi nga xamante ni ñoo yor lépp lu jublu ci wàllu internet bi andi ceeg Merry Beye Diouf mi nga xam ni moo nekk actuellement ci photo yi. waaw man maa ngi nii ci photo yi léegi xaaral ma daal di pare teg nii daal di nuyu ak suñu gars yi internet yi nee sa photo yëpp démb de am na ku def hashtag ne sa photo yëpp déjà mi ngi ci réseaux sociaux yi. ah oui waaw dañu bëgg xam naa sa rapport ak photo. waaw sama rapport ak photo nag dafa yàgg du tey boobu ba ma juddoo la ba léegi sama papa moo tax ma bëgg photo mais balaa maa jëm ci photo bi bàyyi ma nuyoo waxoon naa dama laa xamoon naa ne ci mën nga nekk tey li ngay bëgg a génn yëpp xamoon naa ci mën nga nekk xaaral may nuyoon ci téléspectateur maa ngi leen di nuyu di leen dalal ci suñu émission li xew ci biir internet bi donc j'espère que vous allez passer un très bon moment donc comme à l'accoutumée du lundi au jeudi à partir de 13h30 sama digganteeg photo nag xale la sama papa ndeysaan dem si yàlla moo ma tàmmal photo moo tax nga bëgg ko waaw man dama doon xëy ma war a jàngi mu may photo rien que moo amoon naa 2 ou 3 albums donc ku may bëgg ak photo la may bëgg ku may jéppi ak photo la may jéppi non ñi jéppi lañu bëgg parce que dañ ne Merry mi ngi dugal na photo yëpp ci réseaux sociaux donc ñi c'est waaw sama Facebook la ak sama Instagram rek foofu rek la ak page officielle Merry Beye rek loolu rafet la photo xoolal ñii laa lay may xale yi xoolal ñi xam naa man ak yow la rek gis nga Merry ngi nii kon xanaa yaay ku bule ki waaw nii de laa nekk ak Merry chaque jour balaa ñoo commencé émission mu koy photo nii. waaw xam nga dañ lay habillé bu ñu la habillé defal la perruque bu baax defal la yére bu baax il faut nga photo wuti nii la de liggéey la de. waaw kii xam naa ba nga tollee nii yow nga bëggoon photo nag. waaw man nag depuis xale. waay non naa la fi indi sama benn photo xale boo xamante ne nii non yow kay ñun dañ am nañu rubrique yow tamit toogal rek xaar sa tour a ngi jëm. mooy li ma doon wax sànq yaa ngi woon ci man. mais xam nga période yi tamit dañu nekk ci waajal Tamxarit. cere yi. mën nga togg cere. waaw. gis naa xale yi jigéen def ko commencé def ko challenge de. waaw photo di dugal togg sa cere mais xam naa Merry ñoo leen di defaral nag quand même. non ñi ma xam ni ñu bees. ñun ay lébu lañu yow dañuy bomb cere ñun xam nga cere ñun dañ koy def façon bu ne. xoolal li challenge la léegi. waaw. bomb ko Merry bu xam nga baax loxo bi loxo mère la du loxo. waaw lii loxo mère la mais c'est que nag mère moom bu la bombalee cere nga xam ne mère bombal na la. mais yow est-ce que da ngay bomb cere. man dinaa ko bomb yónnee la ko ñu teg ko fi. internet yi bu fekkee ci période yi semaine bi semaine tam xarit la. samedi la. wane leen seen bopp ngeen def hashtag bi sunu net nañ ko gis ñu xool ba xam Merry li mu wax donte duñ ñam cereem monsieur Diouf moo koy ñam. mais ñun mën nañu waneel photo yi ñu xool ba xam na bien vrai que Merry moo nekkoon ci bombu cere ji loolu mooy wane ni actuellement challenge la di waajal tam xarit. di xalaat bu baax Merry xam naa ñoom ñoo ci gën a solo ci période yi xale yi jigéen ñi ñoom Merry ñi dañuy suturaal seen bopp rek dañuy dem ci grande surface yi jënd seen cere yi ñi déjà préparé bul tax ma invité la suñu génération bi moo ne mal barré bul tax ma invité la nga ñëw toog moo tax Merry yàlla nañ fi yàgg vraiment da nga fàtte ne séeréer laa yor Merry ñoo diggante cere ak séeréer dëgg la mu nekk lu am solo hashtag bi sunu net la bari nañ gis ay réaction yi nga xam ne yéen a koy def ci suñu plateforme yi TFM bu Facebook gis nañ message bi actuellement ñu ngi fay jàll live ci Facebook bi hashtag bi di sunu net Twitter hashtag bi tamit sunu net la message boo leen posté dinañ ko gis en temps réel leneen li aussi boo demee Instagram ñu ngi fay jàll en live boo demee YouTube ñu ngi fay jàll en live heure bi mooy heure bu baax bi comme ni ñu koy waxee internet yi ñoo ko wax du man du samay kàddu ñu ne heure bi la ñuy ñëw yaatal li xew ci biir internet bi wala li ci internet bi coow li nag tey ci suba ba léegi mooy mbir mi nga xamante ne moo xew fële ca Mamel. waaw mbir boobu nag mu di douanier bi nga xamante ne moom dafa daal di rey doomam daal di nag livré boppam li nga xamante ne mu di police nag depuis démb ci guddi coow di daal dina jóg léegi nag ñu daal di am ay information yoo xamante ne bokkuñu ndaxte première information bu ñu njëkk a jot moo di que ne douanier boobu dafa daal di rendi li nga xamante ne moo di doomam bu jigéen bi nga xamante ne 6 ans la am. mais tey bu ñu xëyee surtout site yi en fait. ñu ñëwaat ci histoire boobu daal di ñu yëgal nekk ne en fait rendiwu ko mais daf ko daal di dóor da ko dóor ba faf nag affaire bi daal di ko ëpp loxo ñu ñuy yëgal toujours site yi di ñu yëgal toujours que ne moom ci wàllu boppam douanier bi moom moo daal di dem livrer boppam police ndax bi mu gisee ne que dóor yi dafa ëpp dayoo léegi nag réseaux sociaux yëpp daal di ko jël ku ci nekk di ci commentaire am ñoo xamante ne sax dem nañ ba ne est-ce que ànd nag ay xelam est-ce que mystique nekku ci parce que ay am di jàmmam ñu ngi ci réseaux
réseaux sociaux yi di daal di jël li nga xamante ne moo di défense am. man moom vraiment lu triste la gis naa commentaire yi nag ci réseaux sociaux yi ku nekk xam nga rek. ñu nekkee bu coow yi mel ni amee situation yi nga xamante ni fait divers bu doy waar la. bu amee ku nekk da ciy jéem a joxe sa xalaat. mais kenn du jur sa doom di ko rey en tout cas te apparemment xale bu jigéen bi seex la woon beneen seex bi mi ngi fii kenn mënu ko téye ci jamono ji waa ji ci boppam ñu ne ma nga hôpital Dantec di xoolaat mbirum xelam. ndaxte soxnaam ci boppam tamit ñu ngi presse bi tey ci suba xëyee nañ ko observateur ñëw na ci libération ñëw ci. tey ñu ne jabaram soxnaam ci boppam dafa bëggoon xaru donc nekk na situation bu compliqué. waaw lu compliqué la lu metti la parce que defe naa ne kenn du daal di jur sa doom ba pare di ko dundal yenn yi. donc dinañ xam en tout cas ñun dinañ topp cas bi xam fu wanent di mujjee ak i gëtëm. mais en tout cas daal nañu jàpp que ne la bonne information c'est que rendiwul xale bi mais daf ko daal di dóor parce que li ñu jot a xam mooy que ne xale bi dafa bëggoon génn mu daal di ko tere mu daal di ko dóor nag ba dóori daal di ëpp li nga xamante ne ni moom la bëggoon def ba xale ba jaar fa faatu mu daal di jógee foofu moom ci wàllu boppam dem police rendre boppam léegi nag ñi nga xamante ne ñooy association violence faite aux femmes au Sénégal réseaux sociaux yi ñoom ñëpp jël nañ ko ku ci nekk nag mi ngi si daal di def li nga xamante ne mooy sa commentaire bopp am ñoo naan est-ce que du mystique parce que il paraît que temps yee ci gannaaw voilà y avait amoon na daal ay jafe-jafe commentaire yi bari na information bi ñu jot démb ci guddi lañ ko site d'information yu bari yu Sénégal en ligne yi daal di ci ñëw tey nag bu ñu xëyee presse classique bi mën naa ko jàppee presse papier bi ñëw ci ak gëstu bu yaatu tey nag bu ñu xëyee tamit ci réseaux sociaux yi ku nekk ngi ci joxe sa commentaire muy Facebook muy Twitter muy beneen plateforme boo xamante ne wala beneen réseau social boo xamante ne ku nekk ma nga ca di joxe sa xalaat ci situation bu ni mel en tout cas lu triste la nekk na lu doy waar leneen li ay message alerte yoo xam ne dañ koy jot tamit internautes yi di ñu ci tagué ci SOS mooy par exemple bâtiment yi nga xamante ni parfois dafa nekk bâtiment yu doy waar surtout ci Médina kii dafa lancé SOS bi di lancé laaj ndimbal ci autorités yi ndax période nawet la te wóorul. waaw wóorul parce que moom mi ngi daal di def li nga xamante ne mooy SOS bâtiment bi nga xamante ne ma nga nekk rue 15 angle 18 fële sa Médina di toujours attirer attention suñu autorités yi que ne dafa am ay bâtiment yoo xamante ne dañu daal di màgget léegi màgget à tel point que léegi ak taw bi dënu yi avec li nga xamante ne mi ngi jot di xew yëpp ci hivernage bi nañ ci bàyyi xel bu baax surtout bu ñu demee quartier boo xamante ne Médina la bâtiment yu bëri dañu daal di màgget ñu laaj rek di ñaan autorités yi di leen ñaax aussi ñu daal di xalaat yooyu bâtiment suñu mënee voilà commencer def réflexion wala sax évacuer zone boobu ndaxte lii vraiment musiba la ndax bu bis bu daanoo dina indi beneen problème. bari na bâtiment yu ni mel ñu ngi wax Médina rek mais yeneen zone tamit ci Dakar te li ci gën a graaw mooy ay nit ñoo ci dëkk boo leen waxee wala ñu laaj leen dañ naan du ñu amagum fu ñu dem ak yooyu donc mieux vaut tard que jamais mën nañu teel a lijjanti genre situation yi demander autorité balaa musiba di am maanaam ñaanuñu ko yàlla bâtiment di daanu ci kaw ay nit ñu ñëw ci toppate ci di lijjantiwaat yeneen ban kii message yi baax na tamit ñu koy gis ci réseaux sociaux yi moo taxoon ñu gis ni am na solo ñu partagé ko ak téléspectateurs yi te partagé ko ak internautes yi loolu tamit nekk na lu am solo surtout ci période yi ñu nekk nga xamante ni période nawet la leneen li mooy duñ ci jóg ci di ko def sensibilisation rek Covid 19 ñu ngi fi kaa yaa ngi gën di yokk sensibilisation Covid 19 Mamadou toujours rek masque yi comme niñ koy waxee ñun duñ ci tàyyi masque chirurgicaux yi nga xamante ne nii il faut nga am ko un certain nombre de waxoon nañ ko tey suba si yeewu leen jarul ngeen di yor seen masque toute la journée genre masque yi boo leen ko amee 4 heures de temps rek doy na après ngeen daal di ko changer bu dee masque tissu bi la tamit ngeen daal di ko fóot su la jëree sax nga passé ko en tout cas il faut que muy set di respecter li nga xamante ne moo di distanciation sociale ak aussi di tout le temps raxas sa loxo di yor gel wala en tout cas outil boo xamante ne da lay permettre nga désinfecté wu. takk les masques yi respecter distanciation yi wax nañ ko duñ ci jóg ci di ko wax ci émission bi li xew ci internet bi wala li ci internet bi seen ay message dañ koy jot ak hashtag bi sunu net seen ay réaction duñ koy jot en temps réel démb nag bi ñu dugg see ci bu yàlla ne waaw joxe woon nañu résultat posé woon beneen question tey jii gis naa ni question bi nag dafa yomb ñëpp ko trouvé. waaw boobu moom démb moom bu démb moom daa yomb. ñun nag yi ñuy joxe dafa yomb trop ah. il faut ñu xool ay photo xanaa seet ñenn ñi seen image bi ñu nekkee xale. tey indi naa benn de tey moom bàyyi ma lancé boobu benn. waaw ñaan naa la ko. mais est-ce que du yomb tamit. non boobu du yomb. boobu du yomb. Ousmane Sonko la nekk leader politique koo xamante ni aussi kenn du ko présenté fii ci Sénégal mbirum ci wàllu politique nekk koo xamante ni aussi ku ndaw ñi jox loolu bopp la lu bëree bëri gis nañ message yi
en temps réel la ñëpp doon joxe ni kii Ousmane Sonko la nekk leader politique. nekk koo xamante ni aussi duñ ko présenté bu yàlla ne waaw changé nag ci diggante bi de. waaw xaw na changé mais ba léegi kanam bi daal di wul trop en fait forme bopp bi kanam bi bët yeeg yooyu yëpp c'est-à-dire boo ko xoolee di nga xamante ne ni Ousmane Sonko la donc xëy na fii chemise la soloon rek xëy na il était beaucoup plus jeune. mais là il est en mode costume jamono étudiant la. waaw jamono étudiant mais là il est mais tey nag. xaaral ma xool kaay la ma won leen tey kan laa leen indil ci nu mu tuddati bu yàlla ne waaw. kan la Régie ñëwal nga wax ma kii kan la. léegi kii laa bëgg ngeen laaj ma kii laa bëgg ngeen wax ma kii ku mu doon. parce que waa kii kan la waa kii bu yàlla ne waaw la woon. waaw dama bëgg ngeen xool ko bu baax. ah kii ñuul na waaw kanamam xëy na mën na leen a jox dara daal ah yow joxu la dara. joxuma dara kii kan la. en tout cas daal bu subaa incha allah dinañ leen indil kii nii ñu leen di won bu yàlla ne waawam tey donc à l'instant T ci seen émission bi li xew ci biir internet waaw jot ay message Oustaz Assane ñi yëpp lañu Oustaz Assane nag waaw man photo bi ñu fi indi ñu ne Oustaz Assane tamit Oustaz Assane dañu leen indil photom bu nekkee ndaw dañu leen indil photom Oustaz Assane lan la internet yi wax waaw am na ñuy joxe ay tur kan la ñuy joxe gu tendance bi kan lay joxe. Oustaz Assane. Oustaz Assane dinañ leen indil photo Oustaz Assane mais fexe leen ba bu ñu leen ko indilee ngeen xam ne moom la. waaw en tout cas mi ngi noonu benn rubrique la bu ndaw bu nga xamante ne dañ ko ciy def boole ko ci émission bi li xew ci biir internet bi dafa xew dañuy indi sa photo démb boole ko comparé ko un peu poser ko question internet yi ku ci nekk joxe sa xalaat wala wax ñu kan moo nekk ci ginnaaw photo boobu def nañ ko fi ay nit yu bare tey nag mairie joxe na kenn. waaw ko depuis une semaine maa ngi koy togg. waaw gis naa moo wax sax. une semaine maa ngi koy togg mais yéen daal internet yi. yéen la ñuy déglu bu subaa incha allah ngeen daal di ñu wax kii kan la wala bu yàlla nee waaw rubrique boobu ñu xam ne su ko defee ñu daal di xam bu yàlla nee waaw kii nii nekk ci photo bi. ñu indi leen photom tey naka la mel après. mais bu Ousmane Sonko bi tamit xam nga est-ce que duñu choisir kenn tamit jox ko coque bi nga doon wax wala jox ko may ko connexion internet. waaw coque bii nii. est-ce que duñu joxe connexion internet sax. oui parce que ñiy joxe réponse bari na te dañuy teel a préciser que ni ñoom ñoo ko njëkk a joxe. bii maa ngi jot gis déjà ay images bari nañ ci ñuy suivre surtout ci Facebook bi ci live Facebook bu TFM. hashtag bi sunu net la joxe leen seen réponse mais démb tamit démb yow yaa fi promettroon ne. image bi nga teg bi ne am na lu fa réer képp ku ko gis yow di nga wax turam en direct. oui. ay ca kon wan ma ko léopard bi waaw. ok. ani léopard bi. ñu ko trouvé ak bari. mais nag c'est que moom c'est powam bi moo nduru ak nature bi donc yow boo daal di xool photo bi gis ngeen mi ngi nii. da ngay xool bu baax voilà da ngeen di xool bu baax. mi ngi noonu yéen ko gis noonu mu tëdd ci wetu neige la je pense. mu ngi noonu. léegi kan moo ko trouvé j'ai vu Khadim Mbow. sur Twitter j'ai vu Max Kara y a aussi Khadim Mbow. Thiali Sène bari naa ñu ko trouvé ñu teel a am regard bi. oui gis naa ñu bari ñu teel a gis affaire bi seen bët yi baax na man nag j'avoue que ni xool naa lu yàgg pour gis ko waaw même man de. man il a fallu ko démb ma concentré wu waat ci ophtalmologue bi def jot na. mag dikk na baadu. lan mooy image du jour bi. bon image du jour nag tey dañ leen indil ñaari image mais benn bi damay yóbbu sama gars yi jamono yi nga xamante ne rentrée scolaire la. nga xamante ne da ngay ànd ak sa papa ak sa yaay ñu jëndal la dàll ak yére. yaa ngi fàttaliku boobu jamono. am na ay dàll yu ñu la doon forcer. waaw parfois doo jot nga koy forcer. oh Régie ñëwal wan leen ñu photo bi. gis ngeen lii quand ton papa t'achète une chaussure pour la rentrée et tu l'entends dire c'est de très bonne qualité regarde la semelle. dëgg la de fekk daal yaa ngi ñaaw fekk yaa ngi souffrir lu bett. ba pare naan la c'est une très bonne qualité non lii defe naa képp kuy xale daan ànd ak sa papa wala sa yaay di dem ñu lay jënd say fourniture yére loolu mus nga ko dund. beneen image bi nag nga dëgg de lii nii. gars yi naa xoolal semelle yi ay daal original yu baax daal carré yooyu rek est-ce que semelle yu mel nii amate na sax ak buu bi. nekk na lu yéeme de lii ñi ko dund bari na. léegi nag beneen image du jour bi nag xam naa ne moom yenn suñu mbokk jigéen ñi daal ngeen di sànni xeer ndax kii nee na ko j'avais promis 50 000 à Fatoumata pour aujourd'hui mais avec cette forte pluie est-ce qu'elle va pouvoir venir ñu daal di ñu woon image bi ci suuf Fatoumata ngi noonu di nager di ñëw. mais Mata ku ko bàyyi.
Mata de 50 000 a tax mu braver ndox bi nii di ñëw. xarit bu tudd Mata de. man mii sax Fatmata au passage maa ngi lay kukkute noonu. mais nag mënoon Mata ku ko bàyyi mu forcer ndox mi yëpp ndax 50 000 yi jar na ko de loolu mooy wane nii. dëkk bi daa woo ut lañ nekk nag dañ koy ut lañ nekk. du ma wax dara mu nekk ay images yoo xam ne hashtag bi sunu net la internet yooyu ñu koy envoyé ñu partagé ndoo ko ak yéen. émission bi nii la dañuy boole utile ak agréable dañuy boole li nga xam ne moom la ñuy statut ci WhatsApp yi moom la ñuy partagé ci internet bi mais surtout di leen sensibiliser duñ ci jóg ci kanam tuuti tey dina ñëw def suñu mënin sensibiliser leen ci yenn situation yi nga xam ne dañ koy dund. surtout yéen ndaw ñi nga xam ne dañu nekk duñ ci jóg mooy semaine bi semaine e-réputation la comme ni ñu ko doon defee semaine dernière. ci kanam dinañ ci ñëw waxtaanee Google Alert balaa boobu da ngay ñëw ci punchline. waaw punchline bi nag benn punchline bu ma reetaanlu la mais ñëpp ngi koy daal di partager di ko WhatsApp donc c'est à propos de TikTok. donc punchline bi moom daal ñu bàyyi leen ngeen xool ko rek ni ko image bi tëddee ndax nee nañu xale yu jigéen ñi en matière de TikTok dañ see dañu créative maanaam mën a créer ay challenge ak yooyu waaye nag boo leen waxee ñu daal di la defaral benn PowerPoint ci benn fichier Excel loolu duñ ko mën du ma ci débat. donc lii day wax ni gars yi dañoo am inspiration wax nga dëgg inspiration TikTok xam nga TikTok dangay inspiré. il faut être créatif. moom la gars yi di def. léegi lii ñu ne PowerPoint wax nga dëgg. loo ci commentaire man damay débat man daal punchline laa la indi teg léegi nag bàyyi ma bàyyi internet yi ñu débat tekkil ko maire yi lay seetaan heure bii nii sama yaay yi dama leen bëgg a wax nekk ne affaire punchline bi moo di dañu ne xale yu jigéen yi nga xamante ne dañuy faral di nekk seen kanamu kii téléphone di daal di def façon challenge bu nekk loolu aay nañ ci torop waaye bu dee ci mbirum liggéey ñu daal di ne ubbi leen seen ordinateur ngeen liggéey def benn fichier Excel wala PowerPoint loolu duñ ko daal di mën loolu lay tekki leer na donc ci gën a insister xale yi ñu am esprit de créativité mais aussi ñu boole ci njàng. waaw les deux vont de pair. loolu baax na. sànq maa ngi koy wax Google Alert mooy lan. alors Google Alert Mamadou nag mooy li nga xamante ne nii da lay permettre yow nga daal di surveiller sa e-réputation. ndax su ma nee Google Alert moo Google mi ngi si mais alerte aussi mi ngi si mooy alerter donc ñi nga xam semaine passée ñu ngi doon wax waxu e-réputation donc il est important que ngeen xam lan mooy seen e-réputation te il y a des techniques yoo xamante ne da leen di permettre yéen ngeen daal di xam yéen lan mooy seen e-réputation en quoi faisant da ngeen di daal di dem ci Google ngeen tapé Google Alert. boo leen tapé Google Alert dina am ay page yoo xamante ne dinañ ko wàccee dina am benn lien boo xamante ne nii di ngeen ko mën a gis foofu ngeen di daal di cliquer daal di def daal di configurer yéen seen tour c'est-à-dire sa tour bi ngay utiliser ci réseaux sociaux yi wala en tout cas en attendant ngay wax nii damay jéem a waaw defaale ko en même temps donc di expliquer waale di bon virtuellement yow ngay expliquer voilà donc nga daal di jël li nga xamante ne mooy tour bi ngay faral di utiliser ci ces réseaux sociaux donc sur le digital nga daal di ko ci def donc soo ko paramétrer à chaque fois boo leen bu ñu tuddee sa tour ci biir réseaux sociaux yi wala ci biir internet bi Google Alert da lay yónnee notification bi ci sa boîte mail ne la par exemple Mamadou Ndiaye a été cité dans ça en tout cas fépp fu nga xamante ne am na Mamadou Ndiaye arobase Mamadou Ndiaye bi da lay daal di yónnee notification su ko defee yow à partir de cette notification là di nga mën a dugg vérifier xam lan la ñu wax ci yow donc loolu c'est aussi un moyen boo xamante ne da lay mën a permettre nga daal di surveiller li nga xamante ne moo di sa e-réputation. gis nga ni ma koy defee nii man en tant que journaliste. sport moom mooy gën di ñor. su may def sama alerte sport laay def. comme nii di am information yi nga xamante ni tout ce qui est en rapport avec le sport. da nga koy am en temps réel ci sa boîte mail. donc lii dafa nekk benn moyen boo xamante ni robot la ci internet bu ñu mairie dafa wax sama turam wala sama tur. mën nga ko def pour xam sa réputation ci internet bi lan la ñu wax ci yow suba ba ngoon ci yow. surtout ñi nga xamante ne ay politiciens la ñu mënoo fu nekk nga dugg site bu nekk nga dugg fa pour vérifier di xool lan la ñu wax ci yow. mën nga def Google Alert da ngay dem Google nga bind Google Alert lii di nga ko def plus nga bind joxe sa tur. mu enregistré ko def sa mail dina ko enregistré gardel la ko chaque jour wala chaque instant bu ñu tuddee sa tur da ngay joxe nag ay informations yu précises. waaw bu ñu tuddee sa tur di Google dina la ko alerter sa boîte mail bu la neexee sax nga boole ci sonnerie sa téléphone kon day sonné tag ñu bind ne la mairie cité nañ la ci benn site internet ne yow lii ak lii ak lii de ce fait
dina permettre nga xam bu baax nan ngay garder sa image ci internet bi surtout ci réseaux sociaux. day am aussi une précision li nga xamante ni moo di mot-clé. mot-clé dafa am parce que si internet day am ay mots yoo xamante ne loolu lañu tuddee mot-clé mooy yi nga xamante ni moom ngay faral di utiliser. donc mën na nekk sa tur mën na nekk aussi benn catégorie boo xamante ne da la intéressé moo xam cuisine moo xam sport moo xam politique. moo xam tamit bu dee da nga nekk koo xamante ne da ngay tàmm di suivre actualité par exemple. président wala keneen mën na nekk politique nga daal di ko teg surtout les journalistes ci période yi. voilà et puis lu si gën a neex mooy mën nga ko def sur plusieurs catégories. ak plusieurs personnes. du rek benn yoon nga koy def mu jeex mën nga ko def sa bos mën nga ko def sa bosu doom mën nga ko def bosu keneen ak keneen wala beneen catégorie donc c'est très 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 important. te tey nag lañ ne woon loolu la ñuy. en général community manager yi dañ koy utiliser. community manager loolu la ñuy utiliser pour gérer li nga xamante ne moom mooy compte ñi ñuy gérer mais aussi pour surveiller aussi tout ce qui se dit dans le net voilà à propos de ces personnes là. ok kii lu baax la en Google c'est très simple. c'est très simple mën ngeen koy utiliser conseil la pour yéen internautes yi conseil la pour yéen téléspectateurs yi ngeen koy utiliser bu xam bu baax lan la ñuy wax ci yéen ci internet bi mais surtout ñun ñi nga xamante ne ñu yëngatu ci wàllu journalisme. ci période yi ñu nekk nii information yi dafa gaaw te bu ci nekk bu fekkee mbirum politique moo la intéressé nga dem def Google arrêté politique. di nga am information en temps réel bu fekkee sport moo la intéressé pareil mais nag ci biir sport yaatu na am na athlétisme handball football wala leneen yooyu yëpp da nga ko am bu la defee nga def mot clé bi mu précis su ko defee di nga am information yooyu yëpp si sa boîte mail ngay tàmm di ko visiter di xool site yu crédible tamit. bu baax la ndaxte du rek lu ñu wax ci yow mais tamit di amaale information site d'information yi crédible yi. toujours lu am solo la. suñu rôle lii la li xew ci biir internet bi dañ leen di conseiller di leen jàngal bu baax wala di leen wan it li nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo internet bi te loolu nekk na lu am solo mu àndi ceeg Merry Beye Diouf li xew ci biir internet bi Merry te li nga indi nii baax na ne message yi xale yaa ngi nii di message ci Facebook bi nee nañu lii baax na. waaw conseil bi baax na ñëpp a ngi ciy jariñu instant yi. noonu la ku nekk xaman na tey lu simple loo xamante ni mën nañ ko def ngir xam bu baax ni ñuy utiliser internet bi leneen li nag mu di dañuy daal di des ci li nga xamante ne moo di Facebook ndax Facebook dañuy yëgal nekk ne li nga xamante ne moo di interface classique maanaam interface bi ngeen xamee bi ça va bientôt disparaître donc am na ay amélioration yi nga xamante ne ni facebook.com daal dina ko def donc léegi il est déjà possible de passer en mode sombre maanaam wàññi li nga xamante ne moo di écran bi fil d'actualité bi dafay gën a daal di rëy gën a immersif donc après di nga mën a parcourir ces publications plus rapidement grâce à un chargement de temps mu nga xamante ne dañ ko améliorer donc ñu ñuy yëgal aussi que ne li nga xamante ne moo di mode sombre bi c'est disponible et que à partir du 1er septembre interface bi dafay daal di changer pour ñëpp c'est-à-dire am na ñoo xamante ne ñoom ils préfèrent ba léegi version classique bi mais dañuy yëgal que ne waa Facebook nee na ñoom à partir du 1er septembre ou en tout cas au mois de septembre Facebook dafay changer radicalement dootul amati possibilité delluwaat ci ancienne version. d'habitude seet naa plateforme yu bari ci vacances yi moom période yi la ñuy changer. waaw période yi la ñuy changer parce que là on est au mois période changement la. voilà en fait on est août c'est les vacances si ñoom septembre c'est la rentrée. donc même boo seetee seen programme télé yi dañuy def les programmes de la rentrée c'est la rentrée et tout ça donc looloo tax dañ siy profiter ñoom ñëpp daal di defaraat li nga xamante ne moo di seeni interface. mi ngi noonu changement bu Facebook nas ci weer wi ñu jëm surtout interface bi xam naa dina du yomb mais au fur et à mesure dañ koy tàmm vite fait. waaw parce que il a changé plusieurs fois te tàmm nañ ko donc xam naa ne bii tamit day nekk une question de temps. ñaa ngi am salon ci biir Facebook bi. gis nga di mën a créer ce petit salon avec tes amis et rester avec ça donc lii yëpp ay amélioration yoo xamante ne dañ ko def pour le bien du consommateur. super États-Unis am na lu fa xew. nga part George Floyd amaat na beneen vidéo boo xamante ne actuellement mi ngi lëmbee internet bi. waaw depuis démb nag benn vidéo bu ñuy naan vidéo virale mi ngi daal di jàll ci internet bi. ñu gis ci benn xale bu góor boo xamante ne ni mi ngi woon ci benn otom ay policiers daal di ko tirer 7 fois ñu ñuy yëgal nekk ne américain boobu dafa doon wàcc di àtte xeex. après policiers yi daal di ko gis di ko interpeller muy daal di dugg ci biir otom ci biir oto bi nag ma ngi fa woon ak ay doomam ñu daal di ko tirer 7 fois de suite Mamadou. bari na ay réaction déjà à part ak hashtag bii de Black Lives Matter nga xamante ni moo lëmbee àddina gannaaw coowal George Floyd bi nga xam ne ci weer yi ñu génn yëngal na àddina bi yëpp États-Unis amaat na beneen vidéo bu ni mel nit ku ñu tiré wax na ko. mu àndoon nag njabootam coow li nag nit ñi partagé nañ vidéo yi ba yëf yi yegg na ci kanamu yoon nee nañu dinañ ci gën a enquêter police bi loolu la wax ngir xam lan moo waral lii mais en tout cas nit ki
ba tey mooy ki ñu tiré ba tey ma nga ca hôpital actuellement ci cas grave la nekk. Toujours ñu des ca États-Unis mbirum TikTok ak fële. waaw mbirum TikTok yow xam nga ne ñoom depuis bu ñu daal di commencé émission bi dafa tombé ak TikTok ak Donald Trump di dóor dàqe ñoom ñaar ñu am daal di coow. parce que ñëpp xam nañ que ne Donald Trump dafa bëgg a tere li nga xamante ne moo di TikTok fële ca États-Unis ndax moom dafa jàpp ne que ne dafa nekk en guerre contre li nga xamante ne mooy chinois yi ndax TikTok chinois ñoo ko moom. am na sax ñu ne que ne la guerre entre TikTok et Donald Trump c'est la guerre froide du digital. parce que sorte de guerre froide la boo xamante ne ku ci nekk yaa ngi jéem a pëndëxal sa morom donc TikTok nag ñoom daal dinañu annoncé benn plainte contre Donald Trump. ndax nee nañu li muy def c'est de l'abus de pouvoir et ñoom tamit comme Donald Trump mi ngi leen di buntu xatal ñoom tamit commencé nañ buntu xatal li nga xamante ne moo di Apple foofu sa Chine. application bi nga xam ne dépassé na léegi lu mat 1 milliard wala jàpp 2 milliards de téléchargement yoo xamante ne ay nit. ñi ngi ci biir actuellement di ko utiliser ñëw nañ ci ak ay leeral ci Sénégal ñi koy utiliser ñi ci gën a fës ak fan la mbir yi toll ci ay créativité ni mu créer yenn ci liggéey. du rek foo ak caaxaan ci biir TikTok bi mën na créer ay liggéey ñëwoon nañ ci ak ay waxtaan am na ñenn ñi nga xam ne sax mën nañ ci gagné xaalis bu bari. te loolu te ñi ngi ciy gagné sax xaalis bu bari te loolu nekk na lu am solo loo xamante ni plateforme bi wala réseau social bi di TikTok ñu ne ko def mu jur coow digganteem ñoom chinois yi ak États-Unis ci ki ko jiite di Donald Trump. am na keneen koo xam ni américaine la di basketteuse di def buzz Sénégal. waaw di def buzz Sénégal ni muy defee buzz Sénégal nag ci suñu mbokku xale yu góor yi la seen genre gi nga xamante ne nii ñoom daal moom moo leen di daaneel. mu di Tia Cooper 24 ans donc basketteuse américaine la fële ca NBA. moom daal waaw dafa am ay fans sénégalais nag ñu koy TikTok di ko tegal ay mbalax muy daagu di bondel bal. te léegi xam nga internet amul frontière donc lay gis lépp. moo ngi noonu moo tax nag gis ko moo tax mu daal di ñëw daal di envoyer benn message à ses fans sénégalais. daal di leen di remercier si li nga xamante ne mooy shout out rek. da leen daal di shout out donc yéen fans sénégalais booyee boo ngeen xam ne Tia Cooper dégg na leen donc ne mi ngi leen di remercier si li nga xamante ne nii moom ngeen koy jàpp di ko fans. message bi la passé voilà nee na nee na to all my Senegalese fans I love y'all been showing so much love. if I could meet y'all I promise I would so nee na daal moom daal su mënoon gis leen ku ci nekk benn par benn dina ko def donc merci pour tout l'amour mi nga xamante ne moom ngeen koy utal waaw fan si lay gërëm bokkoo ci. Tia Omari Cooper noonu la tudd Tia Omari Cooper 23 ans la am nekk WNBA di basket am 23 ans nekk koo xamante ni aussi siiw na lool ci jamono ji ci réseaux sociaux yi fii ci Sénégal mu def benn message gërëm fansam yi mu am. ci Sénégal mais Yacine Diop suñu basketteuse bi nee na Sénégal am na ñu gën a tàng Tia. moo tax ñuy def lii. waaw gis nga ñeneen ñu ko gën a waaw am na nee na voilà nee na Adja moo la dàq. Lisa moo la dàq waaw xam nga ku ci nekk rek. la beauté elle est subjective. xam nga ku ci nekk rek am na daal lu lay daaneel. waa régie de ñoom nee na ñiy réaliser émission bi ñoom nee nañ. Tia lañu wax yéen ko leen xamul rek yem ci jigéenu Sénégal yi ñii ngeen am. en tout cas daal Yacine Diop nee na bu yóbboo yéen góoru Sénégal yi ngeen xool bu baax fii Sénégal ndax am na ñu ko gën a tàng. loolu daal la wax. nekk na loo nga xamante ni kuy def buzz la fii ci Sénégal nekk fële ci États-Unis wax naa ko di basket Los Angeles nekk ci WNBA mooy championnat basket ci jigéen ñi fële ci États-Unis def buzz ci jamono ji ñu toll nii. vidéo mi nag ñëpp a ngi koy partagé ku ne di statut feeling bi la peut-être ak caaj bi gis naa benn commentaire bu ne Tia dafa am feeling ak caaj. loolu la day ñëw di basket def greffage am def ay kii baby hair am xam naa loolu la te xale la. loolu la tamit 23 ans la am. loolu la lii moo xewoon ci internet bi tey wala li ñu dajale woon ñëw fas yéene ko partagé ndoo ak yéen téléspectateurs yi yéen internautes yi hashtag bi bu leen ko fàtte sunu net la ci Twitter Facebook ak Instagram boo demee YouTube seen message ci suuf dañ koy gis am na équipe bu doy waar bu nekk ci ginnaaw muy équipe digitale bi ñi ngi ci ginnaaw di togg yëf yi ñu fas yéene ko partagé ndoog yéen téléspectateurs yi ngir ngeen bëgg mais surtout di leen gën di sensibiliser partager donc yenn xibaar yi nga xam ne baaxul dañuy def fact checking gis nañ ay information yi nga xam ni parfois du wér ñu gëstu ko ci ginnaaw ba mu paree ñu ñëw yàkkal leen ko wan leen ni lii moo baax lii baaxul surtout message yi nga xam ne suñu yaay yi dañ koy jot ci WhatsApp yi ñu koy partager dee leen diwoo lii ci période yi dee leen naan lii yooyu yëpp baaxul amul benn scientifique wala bu wax ne lii day faj Covid wala lii day defar lii yenn yi da ngeen koy éviter
du rek message boo jot moom nga war nga ko gëm ci plateforme bii di WhatsApp nga xam ni léegi dafa yomb ku nekk day audio rek jàllale mu wër àddina. waaw Mamadou wax nga ko dinañ daal di ñëw sax si à propos de ce sujet là ci benn sujet boo xamante ne nii soxal na bu baax li nga xamante ne moo di les femmes mariées plus précisément. Donc du ñàkk bu dul semaine bi di semaine prochaine dinañ si ñëw avec des détails ak peut-être voilà des témoignages. En attendant ñu daal di leen jox dig daje suba incha allah mercredi toujours à la même heure 13h30 pour cette émission li xew ci biir internet bi. En attendant maa ngi remercier ki nga xamante ne moo di merci maman beauté pour la perruque au 77 726 35 38 ak Meris Collection pour nga xamante ne mooy combinaison bi. di jaajëfal équipe technique bi nekkoon ci gannaaw équipe digitale bi ñu ngi gërëm El Hadj Malick réalisateur ak kii di Youssou. nee na bu ko tudd moo jàppoon aussi ci montage beeg yëf yu ngir mu mën a jàppandi di remercier téléspectateurs yi di remercier aussi suñu mbokk internet yi jot nañu message yëpp di leen jaajëfal jox leen dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bi wala li ci net bi. waaw. minuit rek moo jot. waaw. minuit ci guddi. minuit ci guddi minuit ci bëccëg daa am. minuit ci guddi. waaw. ah lii de doy na waar. doy waar de yow yaay bëgg a doy waar nag demal ko tëddi. Bonjour monsieur, dites-nous vos compétences pour ce boulot. Bonjour monsieur, je m'appelle René Dubois, j'ai fait les grandes écoles d'Arles, Avignon et de Metz et suis titulaire d'un doctorat en banque finance et j'ai fait 10 ans de stage au BNP Paribas. sëñ bi noo def mën nga ñu wax yow yaay kan nga bëgg a liggéey ci ñu entreprise. C'est yow xamoo man maay kan. du man maay rakki ma mbaay xana maa ngi nii kii kooku déglu musique bi ma ni gone gaa ngi nii kii kooku déglu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu si another edition of li nga xam ne mooy Cey Cere comme ni ngeen ko gisee démb ak barki démb rek indi leen beneen façon ngi cere waaye tey nag dañuy àndaat ak yéen si beneen façon ngi cere xam nga cere nag dafa bari façon ba tax na ñuy jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo suñu ay partners ku si demee ni waa meewi l'écran bi nga xam ne it is 100% cow milk meewi nag piir bu raxul dara waaye di jaajëfal waa Iwil Chef Aida bi nga xam ne it is 100% sunflower te soo waxee sunflower oil nga xam ne it is very very healthy it has a lot of vitamins vitamin A ak vitamin D bi nga xam ne dafa baax ci suñu wérgu yaram ak sunflower comme français nu mu koy waxee rek huile de tournesol comme noonu rek kon boobu xolle topp leen ma ñu def comme niñ daan def rek Cey Cere. comme ni ma leen ko waxee rek dañuy cere comme ni ngeen koy déggee rek Cey Cere comme def nañ ko barki démb def ko démb dañ koy daal di defaat tey rek ma daal di si ànd ak sama xarit bi borom Nabou Kitchen jeex na teeloo ñuy defar tey jii xanaa cere bu simple rek